وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Monsieur le gouverneur, ñu ngi dellu di santaat yàlla suñu borom subhanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, yëkkatiwaat nuyoo yu tedd ak ziyaar di ko jëme ci sa jëmm ju tedd ji, ngërëm ak cant gunge ko ak ñaan te gàttandu ko ci liggéey bu rëy bi nga xamante ni ci lañu bàyyi ko nii léegi muy CRD bi ñu doon defal ak njaboot gi ak bokk yi ak chef de service yi kilifa yi mu màcc jëm ci wàllu gàmmu Jaksaaw édition 2020 te ñu jàpp ko ci mbaaxu yàlla juróom-ñetti fan ci weeru février bii di ñëw insha allahu taala. niñ ko waxe woon tamit ci tàmbali bi, yàlla dogal ci ndigalu kilifa yi la ñu ñëwee, waaye tamit yàlla dogal ñu cërale ko kilifa gu baax fa tabarakallahu gu mag muy sëriñ Mouhamadul Muntaqa Mbàkke bu Baay Mouhamadul Bachir bu maam Cheikhul Khadim. ñu di ko ñaanal gudd fan ak wér ak kàttan ak kaaraange, yàlla defal ko njaboot gi yépp, defal ko mbooleem mbokkam yi nga xamante ni ñoom la bokkal séq ëttu këru diine ji ci biir réew mi, waaye defal ko tamit réew mi ci boppam muy Sénégal. ki ci bopp bi tey yàlla teg ko ci kanamu askan wi muy président Alxaaji Macky Sall, moom itam ñun ñaanal ko jàmm, ñaanal ko kaaraange, ñaanal ko tamit réussite totale ci bëgg-bëggam ak yéeneem ak taxawaayam ak sumb yi mu sumb ci biir réew mi, ak mboolem jëwriñam yi nga xamante ni ñu ngi nekk sur le terrain di ko jàppale ci liggéey bi. yàlla na yàlla sottal lépp. gouverneur di la santaat bu baax ci tuuru xalifa bi ak njabootu sa maam Cheikh Alxaaji Malik yépp ci sa taxawaay ci sa liggéey, waaye di jotal di la seedeel tamit suñu cant bu baax a baax ci suñu préfet bu baax bi di Xaaji Makan ak suñu sous-préfet, suñu maire, waaye rawatina tamit njaboot gi nga xamante ni ñu ngi ànd ak yow ci liggéey bi, nekk ci département bi walla ñu nekk ci région bi, muy ay kilifa yoo xamante ni ku ci ne am na fu la yàlla teg nga nekk fa jiite njaboot ànd ak ñoom di liggéey. te liggéey bi mooy réew mi am ndalte, réew mi am kaaraange, population bi askan wi mën a mucc, mën a circuler nañ ko bëggee, biens yi tamit mën a mucc. li yàlla wax ci alquran, yaa ayyuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulul amri minkum. ulul amri mooy yéen. kon ni ngeen di taxawoo askan wi ñaanal leen farata la ci sénégalais bu nekk fa tabarakallahu. ñu ngi ñaan nag bés bi yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm. mboolem édition yi ma sa weesu yépp sant nañu bu baax, gërëm nañu bu baax, rawatina nag édition bi. xam nañ bu baax tamit ne ci at mu bees lañu tàmbali ci wàllu budget yeeg yu bare bari, waaye ñu ngi ñaan yàlla service bu mu ci mënti doon moyen yi nga bëgg yàlla na la ko yàlla màngal, mu yomb la ci biir yomb la ci biti, ndax sollicitation yi bari na, xew-xew yi bari na. te ci lay tëje sama kàddu, damay wax ni toujours Sénégal moom ca dëgg-dëgg ameel nañ leen njukkal. dem nañu fu bari, mais état Sénégal ni muy doxale ak ëttu këru diine ji gisuma beneen état bu koy doxale noonu. lu ñu mën dinañ ko def, lu ñu mënul sax dinañ jéem taxaw ànd ko ak yow. waaw ñu yóbbantewaat la nag ay nuyoo ak ziyaar ak cant ak ngërëm ci ministre de l'intérieur, mu continuer dem ba ci président de la république Alxaaji Macky Sall
ak mbooleem jëwriñam yi nga xamante ni tànn na leen wóolu leen ngir ñu jàppale ko taxawu liggéey bi nga xamante ni réew mi soxla na ko askan wi bëgg na ko yal na leen ci yàlla jàppale yal na yàlla dolli jàmm ci réew mi yal na yàlla dolli jàmm ci sous-région bi fu safara di tàkke tamit yal na ko yàlla fay ci barke Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen ñaan nag mbooleem kilifa yi fi teew ñu ngi leen di invité di leen ñaan bés ba ñu ñëw ak jàmm insha allahu taala jërëjëf salaamaaleykum di sant tamit di gërëm mbooleem presse bi télévision yi fi teew RTS mi ngi fi Asfiya yi mi ngi fi DTV mi ngi fi ak Thiès FM Dakar Thiès 24 mi ngi fi Dakar Actu mi ngi fi ak tamit mbooleem rajo yi nga xamante ni ñu ngi fi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax communication moo tax àdduna dox yal na leen yàlla jàppale te aar leen te yokk seeni moyen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jégalu bu baax salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kàddu yu rafet yi nga wax yëpp jëmale ko si suñuy kilifa commencé si président de la république si ministre de l'intérieur si kàngaam yi bokk si gouvernement bi yëpp jëmale ko tamit suñu bopp man ak préfet ak sous préfet sama adjoint ma àndal lépp kontaan nañ si lool di si bëgg ñu jàppe ko rek ay encouragement ñaax ñu pour que ñu mën a continuer liggéey bi na mu gën a rafetee ci dellu rek yow tam di la ñaanal yàlla yaa continuer di remplir mission bi ngay remplir nu mu gën a yàggee boole ko wér yow ak say mag yàlla bàyyi leen fi yàgg te mu ànd ak wér di ñaanal xalifa bi moom tamit taxawaayam waaw mu yàgg liñ cëpp luñ si séentu tamit yàlla dégg ko si def ci barke yonent bu tedd bi donc jëm na defeen CRD bi ko préfet defee si introduction ba pare defoon CDD mu nekk conclusion CDD bi nekk introduction CRD bi sous préfet également defoon CLD ñu jàpp ne donc liggéey bi je pense que li si gënoon a bëri wàññi woon nañ ko mën na wax ne wàññi nañ ko li desoon na mooy li xam ne moom la ñu mën a lijjanti si niveau régional waaw donc gis nañ ko jàpp nañ ne daal li ñu waxoon si CDD bi yëpp dinañ ko matale incha allah xanaa li ñu si yokkaat rek si wàllu santé mooy ñu utiliser rajo communautaire yi utiliser rajo de communautaire yi muy di wàllu santé di wàllu hygiène di wàllu lu mel ni élevage di wàllu lu mel ni commerce sécurité ñu mën a utiliser rajo communautaire yi pour yokk sensibilisation bi bu ñu doon des ci wàllu yooyu yëpp jàpp ne également que pour poste de santé Diacksao war nañ ko renforcer def fa maternité loolu peut-être programme buy ñëw la mais en attendant mun nañ ko renforcer def fa benn ASC boo xam ne dina mën a jàppale infirmier bi fa nekk ASC je pense que commune bi engagé na pour def subvention je pense que leneen lu ñu si mën a teg mu mën a nekk salaire boo xam ne dañ ko mën a verser ASC bi mu nekk agent de santé communautaire en attendant ñu ngi mën a am léegi personnel boo xam ne dina nekk sage-femme binôme bi ñuy wax sage-femme ak infirmier chef de poste ñu jàpp ko tamit matelas yi ñu doon laaj tamit bon xëy na 100 matelas lañ doon laaj je pense que engagé wu nañ si 70 espérons que dina ñëw jàpp tamit waa Croix-Rouge que dinañ jéem a ak seen niveau national mottali matelas yi 12 yi ñu wax ñu mën ko mottali ba xëy na 70 yi ñuy laaj ñu mën ko am jàpp tamit que voilà médecin pour tentes yi la Croix-Rouge di renforcer autant pour moi donc médecin chef de région je pense engagé wu na pour 70 matelas par rapport ak 100 yi ñu demandé woon pour enveloppe bi xam ne mooy nekk médicament tamit ñu jàpp que 700000 au moins am na par rapport ak 500000 yi amoon daaw là aussi nañ saisir ministre de la santé pour ñu mën ko yóbbu au moins 800000 xanaa bu dolli si 800000 mu nekk 1,5 million yi xam ne moom la ñu soxla wala moom ngeen laajte. ñu jàpp si wàllu hygiène que li ñu engagé woon tamit dinañ ko def dinañ def sax ñaari opération nébulisation avant mais également après mais nag li ñu leen di demandé rek mooy ngeen def benn opération au moins pour mën a désinfecter kër gi en attendant pour que bu dimanche
ñu mën a def nettoiement bi tam ñu ngi xaar UCG accompagner si comité d'organisation bi ñu def nettoiement après li si des nag activités yi si des nga mën ko programmer pour nébulisation dëkk bi yëpp nga mën ko programmer après. Donc pour waa Croix-Rouge ñu jàpp noonu donc 50 éléments au lieu de 40 que également 12 tentes yi moom disponible na et que bon peut-être li ñuy laaj complément bi ngeen seet ak seen niveau national. Pour Senelec moom macha allah alhamdulilah je pense que su ngeen exécuter li ngeen jël si engagement rek dootul doon problème ah gis naa ne amul benn interpellation bu jógee si CRD bi waaw. Pour hydraulique xanaa forage bi ba léegi 37 ans pour loo xam ne durée de vie bi 30 ans la da nga ragal naa da ngeen xëy subar ñu ne leen nee na kamaj ah waaw taxaw na ah waaw balaa ñuy yegg foofu je pense que envisager très rapidement renouvellement forage bi ak lépp lu mu accompagner wu nag si équipement mu ay tuyaux pour mun a def effectivement distribution ndox mi mu mun a dem si foo xam ne si laaj na ko si dëkk bi. Mais jàpp également que comme ni ñu ko waxee sànq du jàkk saa rek 37 wala 38 villages ñoo nekk ci ginnaawam ñu war a def ouvrage boo xam ne du mën a jël en charge loolu yëpp jàpp ne dëkk bu yokk la tamit et que comme fii ak 30 ans xëy na dootuñu renouveler forage boobu ñu dimensionné ko noo xam ne dina mën a supporter au moins population bi yokku fii ak 30 ans. Pour waa gendarmerie donc ñu jàpp que am na demande bu bees 300 barrières la ñu waxoon ñu jàpp ne bëgg nañ ngi yokk ci 50 muy 350 barrières transport bi également ñu fàttali ne comité d'organisation bi moo ko jël en charge waaw mais surtout daal def réunion avec le sous-préfet def réunion de sécurité boo xam ne di ngeen mën a harmoniser sécurité ak protocole ñoo ànd damay xool souvent président buy déplacé wu yaa le protocole présidentiel et le gouverneur militaire ñoom ñooy nekk suñu interlocuteur ba keroog ba ñu pare waaw protocole bi c'est vrai sécurité mooy commandé parce que tamit dañuy assurer d'abord sécurité ñu fay ñëw sécurité mooy commandé protocole mais nag mën nañ demander sécurité léeg-léeg mun a xool lan la mën a tolérer pour que protocole bi tamit mën a jaar yoon donc laaj na ngeen def réunion harmonisation pour ñu am protocole bu baax boo xam ne dina tax manifestation bi neex na war a neexee parce que mais également ba am manifestation xam ne dina déroulé wu dans la sécurité waaw donc ñu ngi xaar réunion boobu monsieur le sous-préfet nga def ko ak waa comité d'organisation bi ak waa gendarmerie yi waaw xëy na mun ngeen si boole sax sapeur pompier également parce que léeg-léeg tamit ñoom it dinañ am en matière de sécurité considération yoo xam ne xëy na keneen du ko jël en charge bon communication moom ñu jàpp ne Sonatel ñëwul tey ah ngeen seeti wujj yi rek voilà ah voilà tout à fait waaw kon ñu jàpp si wàllu AGEROUTE bon xam noonu nañ seen i difficulté booba léegi quand même je pense que depuis gàmm gi ba léegi ñu ngi koy wax bon espérer que dina wàññeeku jéggi nañu engagement yi ngeen jël mais ñu yokk si nag arroser vraiment arroser yoon bi comme ni ñu wax parce que loolu tamit question hygiène la également quelque part arroser yoon bi dina baax si kii bi aménagement parking yi tamit lu gën si mën a jàpp ngeen aménager parking parce que loolu tamit day faciliter effectivement déplacement yi faciliter sécurité bi également si bërëb bi bon ONAS également ñoom it souvent daan nañu wax ay difficultés mais heureusement cette fois ci jël nañu engagement ñu jàpp donc pour 30 toilettes mobiles ak 6 camions bu leen fàtte tamit li ñu leen si wax si particularité Diacksao xam ne dafa bëri suuf ganus la donc ñu am ay camions yoo xam ne dañu am 2 ponts mais également am tuyau d'arrosage yoo xam ne dinañ gudd ba mën a yegg si biir kër gi donc élevage dégg nañ li muy engagé wu moom ak commerce yëpp jël nañ seen i engagement si par rapport ak liggéey bi je pense que lu ñu mën la mais surtout opération daal pour chiens errants yi waaw moom je pense que lu jar a taxaw la pour ñu mun ko def eaux et forêts donc ngeen def demande bi pour eaux et forêts pour citernes yi pour jàppale leen ko pour que seen direction mun leen gën a autoriser yombaloo leen ko waaw wàllu nettoiement bi tamit jàpp nañ ko comme dimanche prochain la incha allah ni ma ko doon waxee sànq rek UCG dina si jàpp wàllu nettoiement bu pour que ngeen mun ko exécuter na mu waree je pense que d'habitude ñëwuñ tey mais c'est du seen habitude ñoom quand même seen habitude donc dégg nañ bu baax li ngeen wax si DMTA
ak ministère de l'intérieur DAGE ak DPC yëpp incha allah ñu ngi xaar rek ngeen def demande bi pour 30 tentes yi 50 tentes yi ngeen def demande bi ministre des comme def nañ ko ba pare nañ ko suivre pour mën a seet naka lañ koy yéegale bu bés ba. commissariat sécurité alimentaire itam ñu ngi déglu seen réaction par rapport ak événement bi je pense que événement bu nekk ci agenda bi la mu ngi ci programme bi yàgg na donc en principe di ngeen am réaction au moins bu yem ak li xam ne defoon ngeen ko daaw su yokkuwul incha allah kon daal sëñ bi encore une fois ñu ngi dellu soir rek di leen tàllal suñu loxo di la gërëmaat bu baax yow nag di la sant bu baax a baax ci vraiment li ñuy taxawoo yëpp ñu ngi ko gis nañ ko bu baax a baax ñu ngi la ci sant sa taxawaay ci kër gi tamit gis nañ ko bu baax a baax ñu ngi la ci ñaanal ci sant bu ñu la sante ba pare di espérer que dinañ yegg ci événement bi def ko ni ko Abdou Aziz waxee léegi xanaa ne boo génnee ci gàmmu gi événement bi gën a symbolique en tout cas ah ci tarixa bi donc di yokk nag dimension bi xam ne moom la am tamit comme noonu la ñaan yàlla rek ñu yegg ci jàmm mu am ci jàmm ku nekk li ngi amoon yéene liggéey ko ci yàlla mën ko matale naa nga defal ñu ñaan ñu tëjee ko jotaay bi